importateur de riz tey sax boo defee loolu ñoom sax multinational bi day indi bosam. da lay jaay ba pare indi beneen di la concurrencer kon fooy jaar. waaw da lay jaay ba pare indil la ko ba pare indiwaat beneen parallèlement teg ci wet gi. keneen kuy importer comme yow. non moom ci boppam. moom ci boppam day jaayal boppam. parce que toogul France xam nga bu toogoon foofa ci bureau da lay defal facture nga ubbi lettre de crédit ci banque yi. noonu la ñu daan def à l'époque lettre de crédit boo ko ubbee ñu confirmer ko mais du doon yenn quantité yi su bateau bi ñëwee nga jël sa ceeb parce que document yi maa ngi ca banque ba. mais ñoom dem nañ ba gis ni am na ci ñenn ñu njëkk a risqué di indi seen bopp ay bateau flottant bateau yoo xam ne kenn commandé wu leen ko ñu indi ko fii di ko jaay di lay lekk muy temps genre carte mën nga ñëw gagné comme mën nga ñëw perte ñu koy def nag di ci gagné ñeneen ñëpp topp leen ci. mais ñu si gën a bari aussi daanu nañu multinationales yi. parce que ceeb dafa dis. boo indee léegi bu pertement amee nga perte si tonne bu ne 10 000 francs bu dee bateau bu ba mag maanaam ay milliards la. donc bari na ci société yu bari yoo xam ni tëj nañu. te ay multinationales leen tëj marché Sénégal leen tëj. léegi bu ñu jógee ci ceeb ñu ñëw ci suukar. moo mujjee jur coow lu ne manqué na fi. wax ci bëriwul waaye suukar moom. bu manqué rek coow bu mu commencé. xam naa la mu dooree ndékki di ubbi bëccëg yi moo tax bu manqué rek dañ koy teel a yëg. dëgg la suukar si yéen a ko créé. wala affaire bi dafa manqué ci marché bi. suukar bi créé wuñu ko. ndax rupture bi lu ko waral rupture bi lu ko waral mooy. kenn mooy yor monopole bi. muy compagnie sucrière. dañ ko jox depuis 1972. waay mu yore ko xam nga. Senghor 1972 ba 2021 ba 2020 te xam nga man damay wax ci émission yu bari naan Abdou Diouf du Abdou Diouf Senghor moo ko joxoon farine bi. papaay Jean-Claude Mimran moo ñëw Senghor jox ko ce grand moulin de Dakar mu yore ko pendant 50 ans. pendant très longtemps. mburu moomu farine bi ñu doon lekk yëpp farine boobu la moo ñu daan fournir farine bi. Grand Moulin moom moo daan fournir farine bi exclusivement pendant 50 ans. Abdou Diouf ñëw bon Senghor bi mu ko joxee loolu. Jean-Claude Mimran mi nga xam ne mooy doomu vieux boobu daal di ñëw ni moom am projet ci sucre ni moom sucre la bëgg a def. te day bay kaan transformer ko commercialiser ko. ñu jox ko marché boobu exclusif comme ni ñu ko joxewoon Grand Moulin ni ñu ko joxoon farine bi noonu lañ ko joxe waatee encore sucre bi. kon daal papa lañ joxoon farine bi. waaw doom mu di ko indi ci réew mi. doom ji jox ko suukar si. voilà doom ji bi ñu ko joxee suukar si nag mu ni moom. du ko bokk kenn marché bi daal moom rek moo koy yor. c'est-à-dire mooy baykat bi parce que ñu fay moom ay champs. moom lañ jox terre yi à France symbolique. moomu ko moom xanaa dañ ko jox parce que juddoowul fii bay moom dañ ko jox. dañ ko jox ci convention bi. léegi terre yooyu il paraît France symbolique lañ ko jox jënd ko. ba pare ndoxum fleuve bi. lay jël di arroser kaan bi léegi récolter kaan bi dem décortiquer ko ci foofu ci usine am transformer ko en sucre léegi nag su amee manque en sucre moom rek mooy importer mooy jaay man client wu compagnie sucrière la woon à l'époque. Capa laa ni kon nekk ñuy jënd Capa yor di indi sucre bi foofu noonu di ko jaay ci tour de Rufisque bi ñu ko joxee exclusif bi moom ñu léegi Grand Moulin moo yor sucre bi ñu dem Grand Moulin. te fekk Capa mi ko doon jaayee 63 francs 40 ñu koy jaayee 65 donc ci boutique yi 65 la doon jaar. biñ ñëwee ñu ne ñu léegi 209 lañ koy jaayee. pour ñu jaayee ko 225. donc 209 francs mooy 225 marge boobu ci la grossiste bi nekk ci la demi grossiste bi nekk ci la détaillant bi nekk. man kooku bénéfice nekk. loolu doyul dañoo dawal tuuti rek Mimran ni non ñii liñ leen jox ñu ngi koy wanteer duñu respecté wuñ prix yi te fekk booba dafa am ay baana naara gànnaar yoo xam dañoo am seen i oto seen i mbaar bu ñëwee jënd ci usine bi benn 500 kilos wala une tonne. jël ko bu am ci seen 2000 francs 3000 francs ni ñu koy jaayante foofu ci boutique bi muy ñëw nag ni léegi ministre du commerce na ko jox 8 francs yooyu nga xam ne ñun moom la ñu yàq ci prix. ay waay ñu joxaat ko 8 francs. moom simplement waaw joxaat ko mu dolli ko ci prix donc mu léegi ñu ne au lieu de 209 maintenant 217. ba pare boo ñëwee suukar bi du am dañ lay programmer. dañ lay rationné tey amul ëllëg doo am nangam ay 2 tonnes ay 5 tonnes man sama début bi ma jógee Kaolack ñëw fii ci Dakar li nga xam ne moo gënoon nekkoon sama occupation mooy wut suukar nu ma fexe ba am suukar fu ma amee suukar yónnee Kaolack samay client su ma demee le week-end ma jël sama bénéfice chaque semaine au moins dana mën a réaliser 200 000 francs de marge par semaine ci loolu laa nekk ba am un petit capital donc te pendant tout ce temps là sucre mu amul ñuy dem di dem ba léegi ñu ni tëj nañu sax magasin bi nga xam ni
fi la ubbi woon Dakar nga xam daan jël sucre bi Richard Toll ñu ko di ko wàccee fii ñu koy séddale clients yi léegi ñu ni tëj nañ magasin bi parce que dafa amoon ay manquant de stock je sais pas wala kenn xamul daal mu xëy tëj ko ni léegi ku bëgg sucre dama fekk si Richard Toll waaye yow sucre loo ci am lu jar nga dem ba Richard Toll di ko jëli port bi nekk te port bi nekk fi nga xam ne yow ñoom ñoo fi nga ko daan jëli ci magasin mu xëy ni léegi ku bëgg sucre dama fekk Richard Toll te camion ngay jënd mënoo jënd moyen de camion waa léegi kon limité nga clients yi daan mën a jënd ay 2 tonnes 3 tonnes léegi mënuñoo dem Richard Toll léegi yow nga dem jëndi camion bi ba Richard Toll ñëw doo ci am sax 100 000 francs et 20 et quelques millions lay doon nga indi ko doo ci am mënoo ci am 200 000 francs yi mat est-ce que loolu liggéey la léegi nag nit ñi commerçant yi nag bu ñu jëlee seen xaalis def ko ci gisuñ ci dara mais bu yàggee parce que xaalis boobu dañ koy jël ci banque yi dañu am ay charges dañu am magasin est-ce que loolu mën na supporter ay charges parce que marge bi moom moo def de telle sorte que marge bi dafa xat dafa tuuti léegi nag loolu lépp liggéeyam la parce que moom dafa yor exclusivité bi maanaam te yéenewul commerçant dara bëggul commerçant gagné ci affaire bi muy def dara kon maanaam ci 20 millions boo jënd ci suukar mënoo ci am sax 200 000 mënoo ci am 200 000 te bu am ay charges am sa personnel am sa magasin am say frais personnel te banque bi aussi xaalis ba nga ko fay jëlee dañ lay tegal ay ajout waaw léegi nag commerçant bu ci gisu boobu du taxaw léegi nag bu commerçant bi jëndul ñu ne commerçant bee denc suukar fu mu koy dencee commerçant bi dafa gisatul lu ko jaral dem di sonn ci suukar bi li wala fi yenn wala fi wax naan baaraam bu taxul dara kenn du ko mar waaw lu daa amul dara loo ci sonn xanaa loo sawar doo mar baaraam bu taxul amul commerçant yi ci boppam ñoo taayee jënd suukar ñu bàyyi jënd exactement mais dencuñu dara commerçant yi jaay suukar fii dañ leen di compter matuñu suukar compagnie suukar la wax de matuñu juróom parce que dañ lay wax nga fay comptant amul leble amul avance xaar suba amul léegi boo ci camion bi ak si nga soog a fay de da ngay fay à l'avance soog la programmé waaw kon yow fi ngay fay ak fi ñu la joxe suuf dina mat 15 jours mais kon ñun suukar bi dictat moo ci am mooy dictat buur ak dagam moo fi am mu ngoog te moom mi ko yor xamul dara c'est-à-dire bu fekkoon dafa nekk commerçant bu chevronné nga xam ne xam na luy commerce yàgg ci commerce dana mën a xam li mu war a def waaye moom li ko neex la xam li ko neex la xam ba mu juddoo ba léegi li ko neex la xam ba mu màggee ba léegi lu ko neex rek ñu defal ko kenn du ko wax dëgg léegi nag moo indi problème yëpp tey xoolal buñ ne dañuy indi libéraliser dañu importer gab bi importation bi dañuy nekk ba seen suukar presque jeex ñu soog ni mën nañu ubbi importation te bu ñu ubbee importation moom mooy jël li ci ëpp moitié bi da koy jël li ci dañu séddale commerçant même buñ defee importation moom day jël wàllam moitié bi day jël wàllam ak moom day liggéey ak liñ ko defal lépp doyalagul ba léegi kon kay suukar Mimran la sant Sénégal moom la sant Sénégal léegi nag loolu lañ wax ni nañ ko war a dañu war a tas loolu dañu war a demander gouvernement bi mu casser convention boobu pour que ki nga xam ne day bay suukar ñu may ko jàppale ko accompagner comme ni ñuy accompagner kii bay gerte ba mu mën a am ay tooli kaan terre ñu jox ko baykat yi wala ñu luye leen ko wala ñoo xam ne ñu def mais daal kaan bi na ko baykat bi bay bu ko bayee ba pare ñu jënd kaan moom mu jënd kaan bi ci baykat yi def suukaram kenn ku bëgg a def suukar aussi day dem indi usine am esam léegi jënd ci kaan bi comme moom daal di transformé bu ko defee léegi ñu xam réellement coût de revient bi waaye su fekkee moom moo yor lépp de bout en bout naka la état mën a xamee coût de revient wala prix de vente bu koy jaayee ndax jaadu na wala jaadu ak ban marge lay am te du société boo xam ni société bu normale du société SA c'est une société presque unipersonnelle benn actionnaire la moom famille Mimran bu fekkoon ne am nay actionnaire sénégalais yu fa nekk sax nga am day am conseil d'administration yu mën a xam sax concrètement la fa ne mais kenn xamul c'est comme CBAO bi nga ko fi joxe aussi moom rek la famille Mimran du société amul benn actionnaire CBAO boo gis day gis actionnaire BICIS actionnaire SGBS mais actionnaire CBAO mosoo ko gis ba dem jaayee te BIAO la woon la tuddoon ñu jël BIAO boobu jox ko presque encore dans les mêmes conditions ñu ko joxee sucre bi ak farine bi mu yore ko ba doyel jaay ko Marocain à 160 milliards lan la ci état bi récupéré dara 160 milliards yi mu ngi ci poche waaw pénurie bi doon du question dañoo denc mais nit ñi ñoo sonn di jënd daal di bàyyi mais taxe conjoncturelle bi ci état bi supprimé ndax dina impacter positivement ci mbir mi taxe conjoncturelle bi li dañ ko defoon pour protéger ko pour protéger production mais léegi production bi jeex na kay waratul am taxe production bi jeex na li ñuy autoriser lu yem la waaw duñu sax may nit ñi ñu noyyi commerçant yi mën cee gis suñu ba population bi au moins noyyi tuuti sax ci
ci période boobu ba bu ëllëgee bu reprendre ñu mën ko accompagner te loolu dafa war a jeex parce que accompagnement bi ba kañ accompagnement ba 50 ans xanaa dañ ko bëgg a def ba ilaa yow mi di bokk. amatul date amatul limite état bi pourtant def na ci alalam. parce que état bi dañ ko exonéré woon de toute taxe. moom Mimran. oui bi muy installé usine bi. garab sax du ko fay garab sax c'est exonéré. meew bi ñuy naan c'est exonéré tissu yi yére yi c'est exonéré meuble yi c'est exonéré ku exonéré ba exonéré meuble kay la waxee noppi. fayul benn taxe bi muy installé ba pare ñu jox ko monopole total exclusif alors pour la. donc nag loolu nag comme Macky Sall da ko fay fekk. dañu koy ñaan mu kase ko. comme ni mu ko defee woon ci autoroute à péage gis nañ autoroute à péage liñ fi tëraloon Sénégal mënu ci woon am dara. mu ñëw ni mais Sénégal ñun ñoom moom suuf si te ñun fi ñuy exploité suñu suuf la nekk. donc mënuma accepter Sénégal bañ ci am dara 25% lañ ko mu jox. am nay terres yu nekk fële Saint-Louis. juste après Saint-Louis am na espace bu ñu teg foofu boo xam ne gars yi dañ fay bay tomate ak subache day tomate yu toll nii. bon yu nekk Saint-Louis yëpp foofu la ñu dem di wat tomate parce que dañ leen di fay salaire yoo xam ne mënuñu ko am ci liggéey bu ñu doon def. 800 conteneurs dégg naa la ñuy exporté foofu ci tomate boobu. te ndox mi suñu ndox la suñu suuf la Sénégal amu ci dara dañ ko leen a jox ñu koy exploité def seen poche yooyu yëpp nag. bëgg nañu président bi corriger ko moom da ko fay fekk nañu dimbali jël courage am à deux mains. régler ces problèmes là surtout problème compagnie sucrière. régler aussi ñu koy féliciter aussi ci ni mu récupéré waatee Sonacos. Sonacos dañ ko jaayeen jox ko Jaber. mais biñ koy récupérer dañ ko war a jox privé yi. privé sénégalais bi voilà parce que public bi Sénégal ñun ñoo yoroon Sonacos. ci temps wu Ablaye Wade ba Sonacos daanu mënatuñ dem. ñu jaay ko Jaber njaay mi baaxul dañ ko jaay baaxul. comme jaay nañ ko njaay mi baaxul mënatul dem mais mënoon nañ ko nangu mais dañoo négocier ak moom jël ko ci moom mais bi ñu ko jëlee buñ ko mënul jox totalement privé yi nañ ko def maanaam public privé.